naaw bi ñu ko nuyoo ziar ko bismillah. di la ziar bu baax yow it Papa Abdoulaye Der xibaaru marax mi nga wax léegi la ca gën a fës gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës sunu naataango ya newoon ca Leeral TV te ñàkk seen bakkan ci accident nag tey la ñu jëlee seen néew ca hôpital principal bu Ndakaaru jege ñaale mbokk ak mbooleem ñu doon liggéeyal nag teew nañu ci bisu tey jii ngi def nag seen tàggatoo bu mujj ak agent yooyu nag ñu fas yéene mbaa boog sax denc nañu leen ba noppi ku ci ne fa nga fekk baax mu nekk aw tiis woo xamante ni nag dinañ ci dellusi ci biir xibaar yi. lu soxal dund gi nag yokk na bu baax xam ngeen ni ba ñu yëg ko gafa yi yëg nañu ko borom kër it naka noonu ca Wakaam nag seetlu gi genn la ci jaba ba fa féete ndar sax ña nga cay woteek wallu ndax nag lu soxal jën yi ñuy yóbbu tamit ca bitim réew daanaka lu ëpp 1 million ci tonne genn wàllu million ci tonne daanu ko napp at mu ne mu nekk ay jën yu ndaw yoo xamante ne màggagul te ku ne xam na ni loolee dañu koy tere dañu koy napp di ko yóbbu ca bitim réew loolu yëpp di ay gàllankoor. Président Macky Sall nag lu soxal kon tournée économique bi muy amal nag ca Fatick nag ca Kaolack la ko jeexalee moom président Macky Sall déglu na nag ñooñu nga xamante ne ñoo amoon ay jafe-jafe te nekkoon nag ca chantier bu aérodrome ba lu soxal nag yaatal googu muy ñi nga xamante ne dañ leen jëlee ca boor yooyu yëpp fan yi dégg ngeen ñi ngi doon yuuxu di laaj ndàmpaay président Macky Sall nag dalal na seen xel ci wàllu wooyee du yàgg dara nag seenu ndàmpaay daañu leen ko jébbal mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi niñ ko waxee woon ci ndoxteel yi sunu naataango nekkoon ca Leeral TV te ñàkkoon seen bakkan ci accident ñett ñooñu nag tey la ñu jëlee seen néew fële ca hôpital principal bu Ndakaaru muy jegeñaale mbokk ñu doon liggéeyal nag ñëpp teewoon nañu rek ngir def seen tàggatoo bu mujj ak ñooñi dëddu àdduna autis képp la ñu nemmeeku woon foofee ca hôpital principal bu Ndakaaru tey jii nag la ñu leen yóbbu fa ñu fekk baax rek ngir jébbal leen seen borom dañ ci ànd ak Cheikh Diop ak Youssou Baro. ay image yoo xamante ni duñu namm di ko gis ay ambulance yu rangale ngir fas yéene dëgmal fa ñu fas yéene denc ñi leen nga xam ne jot nañ fee dëddoo anam yu ñu génnee àddina ba tey mu ngi ci xel yi. Yoro ak Ousmane ñoo nekkandoo woon le vendredi monument de la Renaissance ci occasion foire internationale des produits africains et Ousmane dem ba présenté ma sa famille sa femme ses amis. Yoro bu ñibbisi woon si tournée bi la war a takk jabar donc pour dire que joxe woon na lépp loo xam ne warloo na ak soxnaam et tout donc ay nit ñu baax lañ woon nit ñoo xam ne tey wax dëgg fa yàlla dinañu manqué parce que tey nga xëy gisatoo leen si rédaction bi ça fait mal. Abou Sy journaliste bi nga xam ne moo ci ñàkk bakkanam 7TV la defee li nga xam ne moom mooy stage am foofu la njëkk a nekkee en contact avec le métier de journaliste ñeneen ñaari ndaw yi xamuñu leen waaye terewul ñu am tristesse bu mag a mag boo xam ne ressentir nañu ko. mbooloo mi lee nga xam ne teew na fi ko ci gis mi ngi sëngeem waaye mu mel ni seede yi benn la. kii di Sy Diallo ak Ndiaye ci l'accident boo xamante ni bu méttee métti. dañoo daanu les armes à la main fa ñu demoon def seen liggéey moo leen fa yóbbu woon. doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi faatu ci accident yi day gën di bari tax na itam ñu daal di waxtaanee lépp lu ñeel wàllu oto yi ci xàll wi. comportement bi ci tali bi dafa doy waar. fokk ñu bàyyi xel ci loolu mais rax ci dolli nañu gën a yaatal ndaxte tukki du tali rek fokk chemin de fer bi ñu indiwaat ko. il est temps que le gouvernement tamit ñu gën a farlu ci sécurité journaliste yi parce que tamit conditions yu demee nii bu doonee président dafa war a génn presse bi war nañ leen mettre dans des conditions sécuritaires yu mat sëkk. nit yi lee daal di sëngeem ci tiis wi nga xam ne moom moo dal ci askan wi ñoom ñile ku ci nekk dañ la denc fa nga xam ne fa nga fekk baax ku ci mel ni Ousmane Ndiaye dañ ko yóbbu ca sëkk yu Touba Yoro Diallo ca sëkk yu Sikicoor
Abdou Amadou Sy itam daañ ko yóbbu fa nga xam ne moom moo di ca sëkk yu Podor ay ndaw yoo xamante ni daal nañuy dëddu daal di bàyyi askan wi ci aw tiis woo xamante ni duñu ko fàtte ba mukk. duñu ko fàtte ba mukk muy lu tiis télévision Futurs Médias ci samay kàddu di jaale mbokk yi waaye tamit di ñaan di leen ñaanal rek fa ñu jëm gënal leen fii ñu bàyyi ko niñ ko waxee woon ci ponk yi dund gi nag yokk na moo xam ndawal jën dëwlin tey daanaka booy xool rek laal ko dana jafe ci jaba yi ndax njëg yu jéggi dayoo muy way jëfandiku yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi di jaay ñoom ñëpp nag mànkoo nañu ne lii metti na ci boor bu ne boo koy xool waaye jàpp nañ ni nag ak lu mën a xew rek ak laj ji am na ci léeg-léeg nag ni ñuy doxalee ci wàllug jaba yi Fatimata Touré. dundinu askan wi daal di am coppite ci jamono ji gannaaw ba ñu gisee ni nag njëgu denrée yu bëri dañ ko daal di yokku lu mel ni yàpp jën wala sax diwlin kenn mënu ko laal ci marché bi fii nag ci marché Wakam ñi nga xam ne nag ñoo fiy jaayee di ko ñaawlu bu baax. instant bi kilo yàpp bi fu mu toll. actuellement ni ñuy jaayee kilo 100 4000 boo am yàq 3500. 3500 la ñuy jaay ñu jënd ko 3400 kon donc 100 francs la ñuy trouvé. nga booy xool bu dee diwlin 20 litres bi ay 15000 14000 lañ ko doon jëndee léegi mu ngi ci dem na ci ay 20000. tey lii nii benn 300 lañ ko doon jaayee 3 yi 2000 lañ koy jaayee yi benn 1000 francs yi benn 500. te daawuñu ko jaayee loolu loo am jënd. seeraay yu njëkk yooyu nag doon li nga xam ne nag métti na bu baax ci ñi nga xam ni ñoo ñëw rek di jënd. ñun ñi nga xamante ne ñooy borom kër dañu am problème pour joxe dépense. tu imagines actuellement ni kilo yàpp 4000 francs loolu si ban réew lañ nekk ñun yow kilo yàpp bi xanaa doo ko sax xami noonu yàpp bi soo paree dina am yu siy dem. loo ci laal mu cher loo ci laal rek mu cher wax dëgg yàlla affaire bi moom metti na trop. du ceeb bi du diwlin bi gis nga diwlin bi déjà yokkaat nañ ko ceeb bi waxi noppi marché daal mu ngi nii rek. loolee sax moo waral ñuy dut baaraamu tuuma ñi nga xam ni ñooy état bi di ñaan rek. état bi nag bu ci mënee jàpp te xam ne population yi ñun ñëpp xajuñu ci bureau yi ñun ñëpp xajuñu ci marché yi faaw ambulant am ñu jàppale population yi te xam ne du ñëpp la seen loxo jot seen ginnaaw. xanaa ñu jàpp ci rek ministre de l'élevage bi jàpp lañu ci mooy wax ji de mu gestu daal jaaykatu yàpp yi mooy wax ji daal. donc fi mu toll nii moom vraiment sonn nañ trop. ñu nekk nag di ñaxtu jaaykat ak ñi nga xam ni ñooy jënd ñoom ñëpp di ñaawlu yokkute bi nga xam ne nag njëkk yi am nañ ko loolee sax moo waral ñuy ñaan autorités yi ñu daal di rek gën a réguler li nga xam ni moo di marché bi bu ko defee njëkk yi daal di mën a wàññeeku. autorité yooyu Fatimata Touré bokk na ci jëwriñ ji dénk wàllu njënd mi ak njaay mi muy Aminata Assome Diatta lu soxal nag ndawal li ñu yokk moom jàpp na ni xont mi yokk nag moo waral lu ne mel dawlin bi it ñu ngi wax ni yokk na waaye ñu bari xam ngeen ni ci askan wi dañu koy jënd ci njëg lu cher loolee nag mi ngi ci indi leeral na askan wi yëpp xam ne nag bidongu 20 litre bi képp la ñu yokk waaye du mbooleem dawlin bi yëpp ñu teewlu ko moom Aminata Assome Diatta. waaw am na ay aliments yu yokk ndax dégg naa njaayeen yi di wax lu jëm ci yàpp bi par exemple waaye li may fàttali askan bi rek moom mooy depuis 1994 ñu ngi ci régime liberté des prix donc dafa am rek quelques produits yi nga xamante ne vraiment askan bi dañ koy soxla pour seen dund yooyu rek la état bi fixé lu mel ni ceeb ordinaire bi lu mel ni par exemple ndox électricité huile yooyu daal huile sax du huile bi yëpp mais huile fût bi ak huile dosette bi moom la état bi fixé donc yeneen produit yi dafa nekk vente libre donc souvent xëy na dañ koy xaw a réeree mbir waaye ñu ngi ci régime liberté. Fatou Bintou Konté ak Gervais Yao ñoo taataan kàddu yo ci FIARA gannaaw ba mu ñëwee woon foofu rek doon fa amal ab nemmeeku waxoon nañ ko tamit ci ponk yi ab rapport la bu nu génnee rapport bi nag li mu wax rek mooy farine bi nga xamante ni nii dana jógee ci jën dawlin ba ci xelli ko tamit gis nañu ne réew yi fare Afrique saw jant nag ñi ngi leen ci nax bu baax a baax ci wàllu njënd mi ak njaay mi ndax tey booy xool ay këru liggéeykaay yu fekk baax ca tugal di yëngu nag ci wàllum jën ñoo leen di noot di leen nax di ko yóbbu ci seeni réew mu nekk loo xamante ni nag gàllankoor bu rëy la rapport bu génn la yemul sax ci yooyee ndax nee nañ tamit li nga xamante ni moom la ñuy rek napp ci jën rawatina ak jën yu ndaw yi nag lu ëpp 1 million ci tonne at mu ne këru liggéeykaay yooyu dinañ ko def nag leeral yeeg Chérif Dia.
lii kawteef la bu nu sukkandikoo ci Greenpeace ak Changing Market rapport bi lim xamle mooy waa bitim réew dañu ñëw fii napp lu toll ci xaaju million ci ay jën yu ndaw yóbbu ko def ko farine di ko dundalee seeni mala. Greenpeace ak Changing Market dañoo produire benn rapport démb 1er juin 2021 buy wane nan la industrie européen yi di jëlee suñuy jën di ko produire farine de poisson ak huile de poisson pour dem dundali ci seeni mala donc jàpp nañ ni environ 1 demi-million de tonnes de poisson la ñuy jël chaque année ci géej gi en Afrique de l'Ouest pour produire ci farine ak huile de poisson pour dem dundali ci seeni jën foofu noonu yeneen mala. ci rapport bu ñu génne ñoom waa Greenpeace ànd ceeg Changing Market wax na ni rek yooyee réew at mu jot lu toll ni Mauritanie lim ci ñàkk bari na Sénégal ak Gambie te seenam réew dafa mel ni amul doole jun mën a xeexee lii. boo demee Gandiol wala nga dem Kayar tey coow li mi ngi fa boo demee Mauritanie pareil boo demee aussi Gambie nit yi ñu ngi coow ak usines yooyu noonu dañoo jàpp ne tey dañu war a privilégier loo xam ne nit yi moom la ñuy lekk que ñu jël suñuy jën di ko dem dundalijee ay mala alors que nit yi soxla ko fii nii. li nag li mën a jur ci gàllankoor bu sukkandikoo ci Greenpeace bari na rawatina wàllu xiif di naan sécurité alimentaire mën na koo indi ndax réew yooyu ñu bëri ñu ngi dund ci wàllum jën. jën yooyu nit yi war dañ ko mën a utiliser fii en Afrique xam nañ ne actuellement jën manqué goo xam ne jën googu soxla nañ ko en Afrique de l'Ouest pour dundalee ko ay nit jàpp nañ ni industrie boobu dafa war a arrêter en Afrique de l'Ouest parce que tey boo xoolee industrie boobu noonu am na impact yu grave ci environnement mais aussi ci dundu nit ci santé nit yi. ñaawteef yi waa bitim réew di def ci géej gi ci Afrique rek tax na groupe de travail bu FAO génne woon nañ ab bataaxal xam ni ne faaw rek ñu wàññi ni nappee jën yi su ko deful kon xiif mën naa yoot yooyu réew. nit ñi nappee jën yi metti lool Chérif Dia ca diwaanu Ndar it gis nañu ne nappkat yi fa féete sax ñoom it ñu ngay yëglu ndax Greenpeace kon rapport boobu mu def day lu dëggu nag te loolu sax bu ñu xoolee dafa gàllankoor bu baax a baax seen liggéey muy nappkat yi féete ca Ndar xibaar boobu di ngeen ko am ci nasaraan ñu daal di wax nag ci été bi maanaam tàngaay bi nga xamante ne nag xam ngeen ni ñu ngi ci dëgmal fii ci Almadi ñu gis ni nag ni doon na ab dëkkuwaay boo xamante ne nag bari na lool ñu ko sopp rawatina ak ci jamono jooje ndax nekk na dëkkuwaay boo xamante ne dëkkuwaay bu calme la ca lañu xamle waaye tamit dëkkuwaay boo xamante ne nii kon wàllu business nag daf fee dox bu baax a baax waaye xeetu nag njaboot gu ne di nga ko fi gis ñoo xamante ne seen loxo jot na seen gannaaw ñoo xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw mu nekk dëkkin woo xamante ne léeg-léeg di yomb Habib Faye. mu doon barab boo xam ne ñàkk a xam bariwut bu baax fii mooy Pointe des Almadies ñenn ñi sax rawatina jigéen ñi toog jàppee ko seeni aljana. ñun dañuy def journée travail maison du coup da ciy baax tuuti yenn saa yi xam nga tu peux pas toujours bosser nga ñëw des fois ak sa copine toog. changer environnement parce que toujours da ngay nekk ci même place bi da ngay bëgg découvrir yeneen vibes nekk ci yeneen ondes. ci presqu'île du Cap-Vert la nekk Pointe des Almadies moom particularité boppam la am. y a la plage en tout cas bu ñu nee à nos jours nag moom am na ñu bari ñoo xam ne ñii riir bi ñu fiy ñëwee ak yooyu aménagement les grillades tubarkalla gis nga plage yi nos femmes braves femmes avec les fruits de mer ni ñu ñëwee ñoom itam occupé place yoo xam ne gis nga te décor bi ñu fi def macha allah rafet lool. tey fii li fi gën di yëngu bokk na ci wàllum koom site bi xar kanam gi dafa soppeeku bu baax mbégte des na ko fi am say business des nga ko fiy def lu ne mën nañ ko fi gis. débarqué fii ci gaal yi moom lañu yóbbu foofu glacé en même temps dañuy jaay marché gars yi ñëw fii di jënd Almadies kay laay Almadies ay parasol waaw parasol yaa ngi nii parce que booy noo yor parasol yi. ñu fi ñëwee parasol soo ñëwee mën na la tegal taabal ci place bi comme ni nga gisee nii. mooy coché foofu comme oto bu ñëwee dañ koy dugal ci garage bi wax ñoom bu ngeen bëggee ay lakk jën xam nga am na ngeen ñu dalal leen xam nga gars yi dañuy d'accord parfois duñ d'accord. ci biir gox bi ñu ne sax quartier résidentiel la. ñu fay yeewoo bëri na lool. des nañ fi gis askan goo xamante ne itam. seen loxo daj na seen ginnaaw am ñoo xam ne sonn nañu seen dëkkin xaw a metti daga témbe ba tax ñenn ñi sax gis ne dañ leen di xaw di daw léeg-léeg.
Pointe des Almadies la woon ñu wax ci tournée économique bi président Macky Sall nag doon def gannaaw bi muy wàññiku rek jaar na fële ca nag kon kawoon googu nga xamante ne fekk na fa nag ñi nga xamante ne dañoo amoon ay jafe-jafe ci bi ñu taxawee nag ne dañuy yokk aérodrome boobu ñu nekkoon nag ca boor yooyu yëpp gannaaw ba ñu leen gàllankooree ndax liggéey ba ñi ngi doon taxaw di laaji ndàmpaay mu mel ni tey seenu jafe-jafe nag mënees na ca taxaw ndax président Macky Sall dig na leen ndàmpaay nag du yàgg dara dana leen ko jébbal Ibrahima Diame Faly Gueye ca Kaolack. booru 21h ci guddi la cortège président Macky Sall daal di yegsi ci aérodrome bi nekk en chantier bu kawoon ci accueil ba nag amoon na ñenn ci collectif njaboot yi nga xam ni dañu tojoon seen kër yi bi ñu yaatal aérodrome bi de président de la république xamal leen ni nag dana leen andi seen ndàmpaay ni mu gën a gaawee. Et je leur ai donné la garantie qu'au plus tard la semaine prochaine le paiement des impôts. man mi maa leen garantir ne gën ka yàgg semaine prochaine daañu leen jox seen ndàmpaay. te bëgg naa tamit ki nga xam ne moom mooy maire kawoon mu jox leen itam ay terrain bu ko defee mën a gaaw a tabax am fu ñu dëkk. Tant que cet argent, ces indemnités puissent servir à reconstruire des maisons. juróom la ñu woon ci membre collectif téeméeri famille ak juróom fukk yi nga xamante ne ñoom la ñu impacté juróom yooyu lekkoon ñoom la président taxawaloon di waxtaan ak ñoom du yàgg bi président dafay annonce boobu li nag seen kanam yi fireeku nañ lool. déglu nañu bu baax tontu nañu lu sedd suñu xol. loolu lañ doon xaar ci moom c'est tout ce qu'on attendait de monsieur le président mooy fajkati soxla yi waaw. ñaanal nañ ko ñu nit. président de la république daal di xamle ni nag am na satisfaction bu baax a baax ci liggéeyu aéroport bi la bi mu fa jógee nag daal dinay jubal Medina Baye ki nga xam ni moom mooy xalif bi di Cheikh Mahi Niass dalal ko mu xamal ko ni nag dina def kémt lay kattanam pour jàppale ko ci projet agricole yi nga xamante ni xalif bi jublu na ci bi mu fa jógee daal dinay wër kër kilifa yi diine yi fii ci commune bu Kaolack dem na Léona Niassène dem Léona Kaneen jeexale nag tournée bi la ci Touba Ndorong. Ibrahima Diame ñu lay jaajëfal bu baax a baax kuréel gi ëmb centre d'appel yu Sénégal nag ñu ngay yëglu ak beddi daal lañu nemmeeku ci ñoom ndax ne nañ mbébét bi nga xamante ni nguuru Sénégal am na ko ci fexe rek ba ndaw ñi mën a jote ci xëy loole nag dañu leen caa fàtte te moonte nag mën nañu gunge nguur gi bu baax a baax ci wàllu woowee du benn nag subvention bu ñu ne jot nañu ko ñu ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi di wax seen yéene ñu ne sax ñoom nag noppi nañu ngir fexe rek ba ndaw ñi mën a jote ci xëy moomu ñu xayma ko sax ci ñetti junni ci xëy rek fii ak at yi ñu dëgmal dañu ci ànd ak Maymuna Njaay. li ñu bëgg mooy di xàccandoo di dóorandoo li ñu wax nag dañuy indil ndaw yi xëy jamono ji ñu koy waxtaanee ñoom centre d'appel yi bëgg nañ ci bay seen waar naka lañ ciy jëmee bëgg nañu lu ñu duppee économie numérique ñu def ci ay jéego. bu ñu xoolee ci wàllum xëyum ndaw yi. ay kër la yi nga xam ne ñoom am nañ ay solution yu bare yi nga xam ne teg nañ ko ci wàllum xëyum ndaw yi da leen koy yombalal ba nga xam ni du am benn jafe-jafe. naka nañuy def ba ci côté numérique boobu ñuy wax ba mu àgg fépp actuellement ci jeunes yi. ci noonu lañu wax bu ñu amee jàppale gi war bëgg nañu fileek ñetti at ñu amal ñetti junniy xëy jëmale ko ci ndaw ñi. nekkoon naa Maroc donc j'ai quitté PCCI. foofu laa jógee après si laa dem Maroc donc def naa fa ay années ay at donc gis naa ne effectivement ñoom foofu dañoo jël en considération dañoo jël kii daal comment dirais-je centre d'appel dañ ko jël yëkkati ko ci kaw parce que ça participe à comment dire au développement du pays. ci fan yi di ñëw am na benn waxtaan buñ ciy def benn atelier benn lël pour xool naka nañ koy faram-fàccee et bu nu paree nag jébbal ko ñi nga xam ni. nan ko war a jébbal. ci seen ndaje bi ci lañu fësal sax ne fonds force Covid 19 bi nga xam ni koppar la woon ñu ko doon dimbale kër liggéeykaay yi ñoom seen wàll ba léegi jotaguñu ci. liggéeykat yu hydrocarbures yeeg grève ba nu doon door tey mu mel ni waxtaan rek kon mi ngi lalu jamono ji ñuy wax ak yéen ci diggante liggéeykat yooyu ak nag ñi leen jiite ñu njort nag ne xëy na daal bu sottee saafara mën naa am ci la ñu yàgg di ñaxtu waaye nag lu soxal convention des transports routiers ñoom nee nañ dañu ciy génn ba set wecc ndax tey am na ab tëralin bu yees bu ñu jàpp ni bu ñu ca jaaree nag seenub jafe-jafe dana saafarawu Cheikh Diop moom moo jiite syndicat pétrole ak gaz ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Diallo.
convention bi pour liggéeykat yi xam nga ñu ci bëri dañ doon fay convention transport routier. convention transport routier nag ñun li ñu négocier ci biir secteur hydrocarbure dafa waroo lool ak li am convention transport routier xam nga ne boo demee ba liggéeykatu transport hydrocarbure am ay indemnité de logement am indemnité de risque am indemnité de décès am indemnité de naissance am aussi ñu bëgg ñu am li ñuy wax retraite complémentaire bu wuute ak retraite légale ak yeneen avantage yu nekk ci biir loolu amul ci secteur transport routier kon moo tax ñu ne convention bii dafay wuutale ñi liggéey ci transport routier ak ñi liggéey ci transport hydrocarbure daf leen di taqale carrément transport hydrocarbure ñun dañ jàpp ne profession la bu laaj formation laaj lu bëri kon war na wuute ak transport routier ci ëpp solo mooy convention bi buñ ci paree ba signé ko day tënk liggéeykat yépp parce que ci biir secteur transport routier daf cee amoon liggéeykat yu nga xam ne wax dëgg yàlla dañ leen a beroon te ni ñu leen daan traité du noonu seen i contrat seen i salaire méngoowul ak li xew ci secteur bi loolu nag syndicat bi yëgu ko woon. ñu àddu rek ci foire bi ñu jagleel nag lépp lu soxal ay produits ñuy liggéey nag ci Afrique foire boobu ñi ngi koy amal ci Ndakaaru mu doon nag ab tribune boo xamante ne dina tax rek mboolem artistes yi li ñuy liggéey nag ñu mën koo fësal rek waaye tamit mën koo jaay ndax loolee nag mooy solo si ki yombal nag foire boobu bokk na ci rek plateforme bi ñu duppee Bay Sa War Ibou Diouf lañ ciy àndal. ñu bëri ci ñoom jóge fii ci réew mi ñeneen ñi fekk baax bi ci réew ñu ñëw ci bile foire ngir jaay li nga xamante ne loolee la ñu liggéey bokk na si ñoom nag artistes yi nga xamante ne ñoom tamit ñëw nañ ci xew-xew bi ngir fësal seeni ay création tey lu si mel ne foire yi daf ñuy jàppale gëj na am na parce que gëj nañ génn parce que Covid bi moo taxoon mais instant ñi si foire bi yàggul nag mais ñi ngi sant yàlla bu baax dëgg fa yàlla parce que fii moom moo gën fële. genre foire yi kii chaque mois war na am genre foire yi chaque mois bu ne rek war na am ndax ñu wane lu ñu yor ñun suñu œuvre dafa làqatu mais kenn dàq ñoo liggéey lii chaque mois rek war nañ ko def fenn ndax kii def lii tey nii dimbale ni ñu bari. foire internationale des produits africains ñeneen naan ko FIPA. ci lëkkaloo waa monument de la renaissance ak plateforme bii ñu duppee Bay Sa War ñoo jagleel artistes yi bile xew-xew. liggéey nangu nañ ko mën nañ ko mais lu tas suñu œuvre moo ñu manqué fépp nag si partout ndax boo seetee ba seet amul kenn koo xam ne rek suñu œuvre tas na si te ñu nekk si kaw kenn dàq ñu liggéey. monsieur Fam aussi bu baax si lim def nii tey quoi parce que yombul parce que lii si état lañ ko doon xaaree quoi. pas une personne boo xam tey jii moom moo koy def quoi. ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe ba li nga xamante ne loolu la ñuy liggéey ci wàllu cosaan ak aada. ñu fësal ko bu baax a baax. fexe ba client yi mën a ñëw jëfandikoo li ñu mel. koo jox sa carte mu ne mais yow fan nga ne su ma jën nga ne mais lii yëpp am na fa mais tey nii borom foire bi dañ koy sant di ko gërëm. ñu yokk surtout jour yi quoi parce que jour yi dafa gàtt. tant pis que instant mi seer na quand même. foire internationale des produits africains ñaareelu édition bi ñu koy amal ca monument de la renaissance waa plateforme Bay Sa War ne dinañ def kem kàttan ngir artistes yi seen liggéey ñu mën a def kem kàttan ngir jaay ko askan bi. di ko jaajëfal Ibou Diouf mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen sant ñi fare woon ci machine bi ci kanam 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop.